Chérif mën nañu soobu ci jàngat bi Abdoulaye Cissé taxaw seetlu la def ca jongante palub njiitu réew ba ca Amérique. waaw Abdoulaye moom ma nga Amérique ba léegi ak sëñ Trump. Abdoulaye ñibbi seegul. ñu ci pare ñu doo tëjagul nga ndax condensé bi jeex bu ci la nekk ba léegi Donald moom lànk na gis nga ko sax mu ngi jëli dogal di dàq ba léegi. ndax comme nee nañ fii ba le 20 moom. Donald ma ngay gouverner ca Twitter boobu. voilà day dàqaat. gisoo ko gisoo. ma ngay daaxaate loolu nag Ablaye ni nga ko doon wax démb fii ak sunu doyen Dame Babou mooy taxawaayu média yi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk ci Amérique ci élection bi am na ci loo rafetlu am loo ñaawlu. waaw xam nga malheureusement Donald Trump malheureusement lañ koy wax dafa neex a contre bi mooy adduna bi yëpp bu fekkoon international dañuy voté adduna bi yëpp jàpp nañ ni Donald Trump moom waxuma la fi mu toll nii sax di contester résultat mais dinañ ko teel a éliminer mais loolu dul mooy élection c'est-à-dire élection bu Amérique intéressé na adduna bi yëpp mais nag américains yi rek ñooy voté mais même biir Amérique googu daf ci am loo xamante ni nii xëy na mooy tax du ñu mën a léeg-léeg am jàngat bu serein ci mbiri Donald Trump ndax neex a contre boobu moo tax lu ñuy def par rapport ak moom nit ñi dañ ci demee passion bu ëpp parce que li ñu koy jiiñ wax dëgg fa yàlla boo ci taxawee xool ko seetantal ko amul lu ñu ko war a mën a reprocher ci li nga xam ne nii moom lay def ndax yoon moo ko may c'est-à-dire processus électoral bi ñuy sànni xob yi la ba bu juge di wax ni diw gagné na ci diggante bi ku bokk ci jongante waaye am nga sañ-sañ ne dañ maa sàcc am nga sañ-sañ ne leerul rawatina luwaayu Amérique yu ci bari ci état yi permettre na bu écart yi ndawee même bu candidat bi saisirul ñu compté waat mais moom bu nee ñu compté waat sax ñu dal ci kawam wax ni day guddal jël te loolu c'est-à-dire baaxul ci ni nga xam ne nii noonu lañ doxalee processus bi jàpp ni moom gagné nañu ko rek war na déclarer jël bu fekkee ni leerul ci boppam mais nañ ko nangul droit am la mais laay boo taarix non c'est vrai c'est important taarixu Amérique moo maye comme Sénégal ni mu ko amee en 2000 amee ko en 2012 bu leeree ci bopp ki nga xam ne ni moo ñàkk mu woo naatangoom nawleem ne ko nangu naa gagné nga loolu njëkk la binduñu ko fenn amul fenn fu ñu ko bind njëkk la mais ñu nangul ko ni droit am la ba janvier bu ñuy joxe résultat yi mën na nekk di contester parce que mooy gérer les affaires courantes yi nga xam ne ni moom moo fi nekk. mais comme ni nga xam naa Chérif sax fa la bëgg a jëm ak yow mais contestation bi problème bi mooy. ay preuves yi ñu koy laaj. da mënul andi ba loolu tax ba déclaration bi sax ba mu ko commencé dafa dem gars yi ni kii daal la muy wax tegu ko fenn ñu. dagg seen signal. non dagg signal moom ëpp na. dagg signal boobu ëpp na te. non parce que waxu candidat ci élection. ne d'accorduma dañ maa sàcc loolu vraiment gisuñu lan moo ciy toj penc maintenant c'est vrai nit ñi mën nañoo yaakaar ni am na ci ñoo xam ne passion lañ ciy demee bu seen candidat ne dañ maa sàcc xëy na mu jaral leen lu ne mais loolu adduna mooy doxee noonu war nañoo nangul candidat bi muy wax ak ay nitam wax leen ni daanooguñu ba léegi dagg signal vraiment ëpp na te damaa dégg ci débat bi fii Sénégal nit ñi jël exemple Amérique c'est-à-dire woy nii lañ war a doxalee mais loolu ñi koy def en général yëpp watata xaswet la c'est-à-dire dafa am lu ñuy loo xam ne ñun dañooy war a bañ ñu ciy dugal parce que wax ji léeg-léeg boo koy dégg di nga xam fi mu jëm mooy ñu yóbbu ñu ba ci droit wu censure dafa diis c'est-à-dire bu ko kenn jëlal sa bopp ci sa coobare rek yaakaar ni man warumaa toog yaakaar ni non kee li muy wax baaxul xaaral ma dagg ko loolu responsabilité bu rëy la rawatina koo xam ne xëy na dafa am légitimité populaire Donald Trump du man du yow ay américains 50 millions ñoo teg seen xob ci kawam am na droit wax li muy wax te li muy wax lu luy toj réew wax mais bu dee kàddu yu mën a yee fitna la aussi responsabilité média aussi non loolu waaw mais loolu justement dog bi foofu lañ jëm ci kàddu yu toj réew mais dans le cadre de l'élection ne damay contester vraiment est-ce que loolu luy tojum réew la parce que mais nag yan kàddu ngay utiliser pour contestation bi en fait message bi dafa ne dañ koo sàcc am na ñu faatu sax ñoo xamante ne voté nan mun a ju xam nga am yooyu wax waaw mais fii gisoo fi yow ñu def élection yaa ngi wax sànq di contester di wax ni leerul gisuloo fi ñu def élection candidat yi dajaloo ne leer na leen dañ leen a sàcc waaye
xam nga ba léegi indiwuñu preuve. demuñu sax ca cour ba nga xam ne nii mooy àtte parce que xëy na la ñuy wax lu ñu njortu la ci ni dañ leen a sàcc ñoom nag mënuñu koo prouver. est-ce que tere na leen ko wax est-ce que indi na coow jàngat bi foofu la nekk c'est-à-dire ci ñoom ni ñu ko doxalee ak ñun ni ñu koy doxalee parce que li wax bi li tax ñuy waxaat ci Amérique parce que am na loo xam ne mën nañ ciy jàng pour ñun fi ñu ko yóbbu ñoom ci ni amul preuve ñu bañ koo nangul mu koy wax ñun fii xew na fi accuser médias yi ne résultats yi ngeen di joxe baaxul jàngat bi nag foofu la ñun ba mu xewee xoxotal nañ ñu ñëpp médias yi élection 2019 yi ñëpp arrêté joxe résultat Amérique tey ba tey jii ñan ñoo tax ñu xam ku gagné la presse te loolu mooy taarixu Sénégal aussi Sénégal dafa am loo xam ne daf ko doon depuis 2000 bi ñuy wax ba Abdou Diouf di woo président Abdoulaye Wade le soir di ko wax ni nangu naa mais du woon benn institution. mais xam nga ñële au moins ñoom et puis moom je pense que à chaque fois moom mooy joxe résultat ki gagné élection yi fii nag Afrique dañoo am ay bërëb ay kuréel yoo xam ne dañ ko teg muy ay CENI ak Sénat. Amérique aussi dafa am ay déedéet Amérique déedéet et puis ay projection lay joxe du mooy proclamer résultat comme ni ñuy def noonu lay def. ay kii de sondage mais ñoom nangul nañ leen ko de ñoom seen bos dañ leen ko nangul parce que soo xoolee sax yeneen médias yi nekk bitim réew ñoom si seeni projection la ñuy basé wu erreur bi du nangul nañ leen ko dañoo jël li ñu moom entre dama jël li ma moom ak nangul nañ ma ko c'est différent c'est-à-dire ñu nangul leen ko ñu bañ leen ko nangul ñoom dañ koy def jàpp ni seen projection yooyu mooy dëgg mais rappelez-vous élection yi nga xam ne ci la Donald Trump falu demoon nañ ba ne institut sondage moom jaratul dara parce que ñëpp a nërmeelu woon projection yi ñu dem taxul gars yi aussi gëm ni erreur mën naa am effectivement mais li suñu cër la dañu koy def ba mu mat sëkk mayuñu leen ko dañu koo jël dañoo xam ne ñoom ñoo ko moom ñu def ko mais noonu la amee ci dans tous les autres grands pays et puis agence de presse la agence américaine Associated Press agence de presse la dañoo am seeni réseau ay sondage sorti bureau de ak yeneen di ci def ay projection depuis nag taarixu Amérique di am bariwul fu ñuy juumee ci ki nga xam ne nii moom mooy gagné élection yi donc loolu moo tax ñu continuer di ko def te loolu mooy suñu cër du question ni parce que presse américaine la lu ñu def rek noonu la mën non te en plus bon te ñu ngi koy agence la xam nga agence liggéey seen liggéey ak maison de presse sax dafa xaw a wuute parce que nit ñi agence la ñu jàpp ni moom mooy joxe xibaar boo xamee ni daal bu amul benn féete wala parce que États-Unis soo xoolee par exemple am na chaîne yoo xam ne ay pro Trump lañ ko ci mel ni Fox CNN waa ji dafa jàpp ni dañ leen contre ko defee ñooñu te Sénégal yaa ngi wax ni yaa ngi méngale ak Sénégal mais Sénégal ñoom tamit ci élection yi passé dafa genre configuration boobu lañ fi amoon parce que dafa amoon ñoo xam ne dañu étiqueté woon à tort ou à raison que média bii fii la far média bii fii la far je pense que kii su joxe kële day jàpp ni automatiquement ni kii lu muy joxe da ko fabriqué. non xam nga la mooy différence su États-Unis ak fii ci wàllu média c'est-à-dire États-Unis dañuy assumer ni ñun média de droite la ñoo jàpp ñu suñu idéologie waa fii la mais du tekkiwul ni dañu leen di nëbbal dañu leen di fànqal dañu leen di faral ba ci watata xas wet non politique bi nga xam ne ni moom la républicain yi di doxal ñoom moom la ñuy soutenir mais yeggul ci jàppale ba ci c'est-à-dire nekk média de propagande pour gagner élection loolu rôle média bésu élection yi mooy joxe li nga xam ne nii moo génn ci bureau de vote yi eggul ci gagné nañu diw nga ne ko gagné wuñu la eggul ci diw ne nanguma résultat yi nga ne ko non da ngaa war a nangu loolu du cëru média aussi ki nga xam ne nii moo dem compétition nañu ko may mu d'accord wala mu bañ a d'accord d'autant que processus électoral fi muy jeexee mooy fa ñuy proclamer am na délai yoo xam ne ca ngay contester mais problème bi yëpp mooy dafa neex a contre en fait donc àdduna bi dañuy riirandoo ci mais ku mel ni Trump aussi bu la jiite wala moom boo xamante ni njiit la moo xam ne responsabilité am lu ñuy dute la autorégulation lu war la ci média bi tamit comme nit ñi dañ koy seetaan te bu tàkkee ñu ne ñoo ko taal yenn saa yi aussi seen taxawaay lu am solo la ci jamono bi non am na loo xam ne bien sûr du ñu bàyyi nit muy wax ay kaddu yoo xam ne nii kaddu maanaam féewalele fii boo ko fi jëloon ci ay jël leen ngànnaay def leen lii
comme épisode bi nga xam ne moo fi jaar. loolu mun naa ci d'accord. mais ci loo xam ne ci dans le jeu démocratique mais xoolal ci campagne électorale bi est-ce que par exemple bi ko Joe Biden naan ferme ta nangam xam nga loolu. loolu da ngay jàpp ne campagne la. voilà mu naan ko l'endormi xam nga mais yooyu campagne électorale la je pense que c'est dans le jeu démocratique. waxu dëgg fa yàlla bu ñuy taxawaat ci kàddu yi waxu fi luy tojum réew. mais ci cadre élection beneen bi aussi laay mooy li ñu doon waxtaanee man tout le temps bi mu commencé ba léegi bon bu ñu voté ba pare fii wala boog yeneen pays da nga doon gis c'est l'opposition ñoo doon sàcc ñoo doon wax dañ leen sàcc mais fii c'est le président sortant ce qui veut dire quand même que moom amul mainmise ci li nga xam ne moom mooy pouvoir bi toppatoo lépp lu jëm ci jogante palu njiitu réew. loolu ndam la pour Amérique effectivement. parce que day wane ni ña fa nekk. nekk lu ñu fa kenn. amu ci sax maîtrise ci processus électoral parce que accusation sàcc bi tàmbalewul jour élection bi rek. processus électoral ba yëpp la nekk di wax ni lii doxul te bu ñu yaakaaroon ne am na pouvoir fii président de la République pouvoir bi ngay am boo yaakaaree ne waa ji doxalul. préfet ba sax mën nga koo dindi ca xam nga fi nga xam comme mooy jiite commission départementale baak yooyu président tribunal baak yooyu dañu koy fi gis ñu dindi ko parce que d'accord ñu nangam ak loolu ndamul Amérique la ci ni système bi doxee système day tegu ci c'est-à-dire nit ñi koy incarner institution nit ñi koy incarner ñoo koy doxal ñu ngi ci jamonoy conseil économique social environnemental loo mën a bind ci texte yi ña ko incarner bu ñu ko mbuboowul dund ko conseil économique social article 4 am dafa may sénégalais yi bu ñu defee pétition ba mu yegg un certain nombre 6000 ci sujet bu mu mën di doon ñu ubbi un débat public sur le sujet lu tax par exemple mosuñu ko def pourtant fii pétition yi fiy jàll ci problème yi nga xam ne moo fi xew yëpp bu dul Petro-Tim bu dul problème mu littoral bi am nay sujets yu bëri mais nit ñi koy incarner pour ñoom péete lañu war a taxawee du ñu def dara loo xam ne ni luy xajamal doxalinu nguur gi la am nañu institution ñi koy incarner daal ñoo koy war a doxal. voilà Ablaye pour en revenir à la relation entre médias yi ak les hommes politiques xam nga souvent dañuy wax ni que ce sont les hommes politiques qui prennent en otage la démocratie. États-Unis Trump dafa mel ni ci posture boobu la nekk parce que du média traditionnel yi rek ñoo dem ba di ko censurer Twitter ci boppam dafay publier yenn message Twitter limité ko ça veut dire que ñooñu tamit ñi ngi jéem a def benn exercice d'autorégulation boo xamee ni ñun tamit fii moo ñu fi war parce que ñun tamit soo xoolee fii li fi xewoon Sénégal lu tax ñu toog une semaine pour xam résultat présidentiel ay hommes politiques ñoom ñoo ko waral ñoom ñoo def sortie boo xamee ni moom moo andi retard boobu ça veut dire que démocratie foofu ñooñu acteurs yi ñoom ñoo koy mais est-ce que médias yi war nañ ko en otage au lieu de médias yi da ngay delluwaat sa question sànq bi nga ne dañ leen ko may non média day jël li mu moom ba mu jeex tàkk c'est-à-dire bu mu ci am sax diw laay déglu ak diw laay déglu da ngay jël li nga moom média bu demee ba ragal joxe résultat yoo xam ne ci procès-verbaux la génnee ci ay procès-verbaux la génne code électoral kay ngay wax ci ñoo ko njëkk a may ñii ñun ñëpp ku ne xamoon na résultat yi nga xam ne moo génn centralisé nañu fi 45 départements au Sénégal yëpp te mënuñu ko wax est-ce que loolu rôle presse la li nga moom da nga koy jël ba mat sa di nga moom da nga ciy fiir voilà loolu vraiment nañu fexe ba bu ñuy dal élection yi politique yi nag danañ jéem a def sax accord pour ne entre ñoom bu kenn joxe résultat mais loolu entre candidat la mën nañ ko déggoo seen biir lii loolu média li génn ci bureau de vote dañ koy joxe fin fu ñu ko foo ko romb taxawal woote sa rédaction joxe résultat yi nga am merci beaucoup Ablaye Cissé ci jàngat bi am na solo waaye nag gars yi loolu moom faaw nga xaw a am fit mais sama genre gi moom jël yooyu décision moom xam naa ne soo waxee yenn chiffres yi sax te ma xaw a tam xam lu tuuti bañ ko répété am na terme boo xam ne Sénégal fii moom dafa mel ni siiwoon na fi trop nervi man la koy envoyé wala ay nervi ñu taal sa bërëbu kii ak yooyu moom en tout cas naxasal démocratie mi ngi noonu liberté gi mi ngi noonu Ablaye Cissé ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci jàngat bi ak parenthèse boobu daf ciy baax léeg-léeg kaf bi ñu dalal sunu invité muy Aïssa Diallo léegi